bi alayhi salaatu wasalaam loolu nag bu ko kenn wute. émission Médinatoul Mounawwara démarre El Hadj Omar Sakho et Cheikh Pape Hann mi ngi démarré gaa yaa ngi nii toog wax dëgg yàlla émission baa ngi commencé émission bu mag bi ci Médina. wala jidaala fil xasmi wa ma tafalu min xayri yaxlamuhu llah wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa wa taqwa yaa ulil albaab. rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala babil azam wal wasitati al akram sayyidina wa habibina wa shafiina wa mawlana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashaabihi gurril muhajjalin wa summil mubajjalin. mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu mbooleem ñi bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam. waaye tey jii yéen ñëpp ngeen xaar toog jàkkaarloo ak nun nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala sunu cofeel ci moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla na ko yàlla gën a dolli. ndokkee leen bu baax ñaanal sunu réew di Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ñaanal ñene biir réew mi. ñaanal doomi Sénégal yi nga xam ne ñu ngi bitim réew ñoom itam nu ngi leen di ñaanal ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen yàlla defar sunu mbiri àddina ñaan dimbalal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw nañu dugg ci Madinatul Munawwara ñu ngi nii foofu waaye bi ñu ñëwee it doo ñëw rek ñu bàyyi rek nga dem ca jàkka ja ñoom waa Arabie Saoudite ñoom it am nañ taxawaay ak yitte ju kawe ak liggéey boo xam ni boo ñëwee daaju la bàyyi ci hôtel bi ñaari fan te ñetteelu fan ba nag ñaari fan yi doo génn hôtel bi te ñetteelu fan ba nag te la ñu ñëw defaat ñu defaatal la beneen test waaw ba xam test boobu nga def mën ngaa dem ziyaara ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala mën ngaa dem ci kaabatullahi moo xam waaye mbokk yi ci ndimbalal borom bi subhanahu wa taala ci ndimbalal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu defee loolu ñun ñi ànd ñëpp yàlla suturaal nañu kon sutura boobu ñu ñëw ñi nga xam ni bokk nañ ci ba ñu tëjee umra beeg léegi nga xam ne ñun bokk nañ ci ñi njëkk a génn Sénégal ñëw fii ci umra ñëw seet si yonent bi alayhi salaatu wasalaam def umra boobu ñu ngi ñaan lépp lu ñu fi ñaan moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax naa la ni la ak daraja boo mën a am garaat boo mën a am soo waxee ak yàlla te jaaroo ci rasulullahi yàlla du la wuyu comme que mooy solution bi loola waral suñu cofeel ci moom namoon nañu ko nag moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàkkamti woon ñu ubbi makkatal mukarram nga xool ci doomi Sénégal Afrique nga xam ni délégation bii ñëw mooy ñi nga xam ne ñoo njëkk a ñëw loolu ndimbalal borom bi subhanahu wa taala la kon nun bu ñu ñëwee fii xam ngeen ni bala ñoo ñaanal kenn ñaanal suñu réew ba noppi bu ñu ñaanalee suñu réew di Sénégal ñaanal Afrique ñaanal adduna bi ñaanal ñi dëkkee bitim réew te nekk ay sénégalais ñoom it ñu njëkk cee mos yàlla wéral leen yàlla may leen jàmm yokk leen teraanga ci daraja yi borom barrière or bii nga xam ne boo fi ñëwee di nga xam ne benn VIP doo nga am mooy rasulullah Omar di nga ñëwee fii xam ngeen ni benn VIP doo nga am xam ni koo yaakaar moom la yaakaar moom rasulullah xam ni ki tëdd fii moom la yàlla waxal moom yonent bi wax as gor bu ñu la defalee teraanga nga yoori leex ni dama ko yoyoo ci baadool la bokk Aziz ne ma Pape Iliman ne na nga waaj dañuy def umra loolu amunu fayal yal na yàlla fayal nu leen Abdoul Aziz Ala Ndiaye kenn amul seen fay yal na yàlla fay leen ànd ak alxaaji Baye Ndiaye moom ànd mu baax mii le ànd ak Seyd Mouhamed Silla mu baax mii ànd ak alxaaji Pape Makhtar Lo Pape Makhtar nag kenn ku ne xam yitteem ju kawe ak mbaaxam ak sawarteem boo jaxasoon mu rek bëgg ko ndax baaxam du ko ñaan yal na yàlla guddal bëgg Sidina Muhammad lool ba jeex ci tàkk nu ngi koy ñaanal moom itam yal na yàlla yokk ko dëgëral ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak sunu sëriñ Abdoul Aziz Mohamed dañoo tàmm tey waxtaane kenn ci saxaaba yi mooy Zeyd ibnu Haarisa nekkoon jàmbaar joo xam ni njàmbaar teem kenn xamul lu mu toll moom Zeyd ibnu Haarisa ci njàmbaar teem ak bëgg rasulullah yi dina feeñ ci biir waxtaan wi léegi Zeyd ibnu Haarisa yaayam mi ngi tudd Saada bintu Saalaba mooy woy juróom bu jigéen moom Zeyd ibnu Haarisa baayam Haaris Zeyd bi mu amee juróom-ñetti at la ko yaayam di Saada bintu Saalaba ne ko ku am kër ndey am nga kër baay nañu dem say ndijaay nga xamante ak ñoom moom Zeyd ibnu Haarisa mi ngi toll ci 8 ans ànd ak yaayam di Saada bintu Saalaba bi ñu ñëwee ba génn ca buntu dëkk
dëkk ba agresseur yi kar leen xam ngeen bon ak bi ñu ko yóbbee ci marché boobu ñu di marché Okaza ñu jaay ko fa jaam Zayd ibnu Haarisa ku ñuy wax Hakim ibnu Hizam moo ko jënd Hakim ibnu Hizam mi ko jur ak Xadijatu ñoo bokk benn baay Xuwaylid moo leen jur Zayd ibnu Haarisa Hakim jënd ko indi ko Makkatal Mukarram nekkoon commerçant bu mag boobu jamono Sayyidatuna Xadija amagul borom kër ndax Xadijatu ki ko njëkk denc mi ngi tudd Atiq ibnu Aiz am ca benn doom bu jigéen bu ñuy wax Hind ñu taqalikoo ku ñuy wax Hind jël ko ñu koy dakkantalee Abu Hurayra ca la génn àddina moom Hind bi nga xam ni moo Fatima ñoo bokk benn waajur ak Umu Kulsum ak Zeynab ak Abdoulaye Xaasim Hakim ibnu Hizam bi mu jëndee Zayd ibnu Haarisa indi ko Makkatal Mukarram Xadijatu yëg ni doomam indi na ay marchandise na dem xooli ko mu ñëw xool ko mu ni ko bàjjan indi naa marchandise may dindaale na ay jaam waaye ay xale lañu xoolal koo ci bëgg ma may la ko mbokk yi Xadijatu di xool xale ya xoolum xale boo xam ni borom doole la waaye ma ngay xool xale boo xam ni kanam nga yiwa nga ca mu gis Zayd ibnu Haarisa ne ko bëgg naa xale bii Xadija Hakim ibnu Hizam jël Zayd ibnu Haarisa may ko mu jël yóbbu këram moom Xadijatu ci boobu jamono rek te la ko Sidina Muhammad takk kon Xadijatu Zayd ibnu Haarisa jigéen ko bi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam takkee ni borom ni soxna di def yenn saa yi sa borom kër liggéey ba wàcc wala mu war a dem xew nga xottil ko yëre bi muy takk Xadija mi ngi am 25 ans 2 mois 15 jours wala 25 ans 2 mois 25 jours la Sidina Muhammad am wa ba'da shahrayni fii zal aami summata 25 yawman duuna muttahami la sanam Seydi El Hadji Malick wax xam nga góor gi moom da lay wax at wax la mois wax la chiffre mu ne wa ba'da shahrayni ginnaaw ñaari weer fii zal aami ci moomale at mooy at mi Sidina Muhammad amee 25 ans summata 25 yawman duuna muttahami teg ci 25 jours ci lu dul benn tuuma ci la Sidina Muhammad am ñu may ko Xadija ndax vérifié nga góor gi ba xam Xadija booba ñaata at la am samam ne mi ngi am 40 ans kon Sidina Muhammad Xadijatu màggee na ko fukki at ak juróom Xadija jël Zayd ibnu Haarisa may ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam Sidina Muhammad yar ko nekk ak moom yar ko ba yàlla yónni ko bi ko yàlla yónnee Xadija di ko dugg ci lislaam ka ca topp mooy Sidina Aliyun kii ñëw 3e position mooy Zayd ibnu Haarisa mii ma la wax nekkee noonu yaayam lekkatul naanatul avant yàlla di ko yónni laay wax avant yàlla di ko yónni yaay bi mu réeree rek yaay ja lekkatul naanatul te mooy Saada bintu Saalaba ma ngay wër doom ja xam ngeen yéen jigéen ñi doom res la te seen doom ni mu mel ci seen xol bi ñu jékki-jékki sàcc seen doom dafa metti ni muy méttee ci baayam yaayam moo koy gën a yëg Saada bintu Saalaba feebar na lekkatul naanatul Xaaris bàyyi ba nee na sama fas yeeg sama naaru góor yeeg tàyyi waaye du ma tàyyi ci wër sama doom ba waa dëkkam ñëw di tawaaf Kaaba ga xam nga baayam yaayam moo koy gën a yëg Saada bintu Saalaba feebar na lekkatul naanatul Xaaris bàyyi ba nee na sama fas yeeg sama naaru góor yeeg tàyyi waaye du ma tàyyi ci wër sama doom ba waa dëkkam ñëw di tawaaf Kaaba ga xam nga Kaaba ga la jëkk yàlla di yónni Rasulullah daan nañ ko tawaaf ñëw di agsi ca la waa dëkk ba gis Zayd ibnu Haarisa xàmmee ko Zayd xàmmee leen ñu ne ko waa Zayd looy def fii Zayd sa yaay lekkatul naanatul sa baay wër na la ba sonn Zayd looy def fii mu ni bi ñu ma nangoo ci sama loxo yaay sàcc ma dañ maa yóbbu marché Okaza ku ñuy wax Hakim ibnu Hizam mu ma fa jënd ñëw may ma bàjjanam Xadijatu wax Kaab ne ma ngay dem jëli doomam luñ ko laaj ci alal dina ko joxe luñ ko laaj ci alal dina ko joxe ñu laajte ba ñu agsee Màkka ba ñu tegtal leen kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ñëw moom Xaaris ànd ak Kaab frère ba daal di nuyoo laajte borom kër ba ñu indi ko ci Seydina Muhammad mu waxtaan ak moom ne ko dégg naa mi ngi fii ci sa kër gii loo ma laaj ci alal ma jox la li ma indi su matul ma dellu indi alal nga dellu ma sama doom ndax sama doom du jaam Seydina Muhammad yàlla yónnee ko Rasulullah ne ko sa doom ban la mu ne ko Zayd ibnu Haarisa Zayd ibnu Haarisa Rasulullah ne ko dëgg la mi ngi fii mu ne ko loo wax mu ne ko loo ma laaj ma jox la nga jox ma sama doom du jaam Rasulullah ne ko léegi li ma lay defal moo gën a yomb mbokk yi déglu lu baax Rasulullah yonent bi ni ko damay woo Zayd mu tànn bu tànnee ànd ak yow goreel naa ko nga yóbbu ko mu ñibbi
waaye su tànnee des ak man xanaa di ko bàyyi ak man mu ne ko waaw waaw waaye bàyyam xaaris def na ci xelam ni Zayd bu ñëwee dina ànd ak moom ñibbi waaye mbokk yi dégg ñu ne Zayd bu xaaris Zayd ñëw xool bàyyi ba rek daw laxasu ko fóon bàyyi tax ba Seydina Muhammad ne kon xam nga nii mu ne kii sama bàyyi la mooy xaaris mu ma jur soo tànnee ànd ak sa bàyyi ñibbi Zayd goreel naa la nga dem ñibbi ànd ak sa bàyyi waaye nee naa sa bàyyi soo tànnee des ak man ndax dina ma bàyyi ak yow mu ni waaw léegi nag Zayd yaay tànn soo tànnee ànd ak sa bàyyi goreel naa la nga dem ñibbi Zayd bu xaaris si gi xool bàyyi ne ko bàyyi kii tàqaliko ak moom ma dee wuute ko moom gën a bàyyi kii ma gënal sama ñaari bët bàyyi mbaax gi nekk ci kii bàyyi yiw gi nekk ci kii bàyyi kii moo ma gënal samay ñaari bët bàyyi ne ko Zayd ndax da ngaa bëgg a des ci njàmm mu ne ko bàyyi xanaa déggoo wax bi dew ma de kii mënumaa tàqalikoo ak moom te boobu mbokk yi yàlla yónnee ko rasulullah ca nga yëg ni nga jàngee ci Zayd ibn Haarisa ni ko Seydina Muhammad yaree ko noonu kon kuy baax jàppal ni rasulullah la gën a baax moo te da ngay jikko bañ ko laajee dana al birru husnul xuluqi mbaax mooy rafet jikko Zayd ibn Haarisa ne ko bàyyi kii mënu ma taxali ko moom bàyyi kii ma gën jàpp ci loxo Zayd ibn Haarisa nekk ab topp ma Haaris mi ko jur toppaleen ma ñu topp ko ba ca Kaaba ka ma ngi makkaa ngi topp njol Makka ni leen yaa maxshara Qurayshin yéen mbooloo waa Quraysh ñëpp gestu ne ko jàkk mu ni leen maa ngi leen di yëgal ak xamal ni bis ni tey jii Zayd ibn Haarisa mii goreel naa ko nekkatul jaam sama dooma booba fils adoptif arab daf ko mooy atabanni arab da koo fonk mooy xale boo xam ne danga ko doomoo su ma deewee mën na maa donn moom yàlla yu ne ko rasulullah su deewee mën naa koo donn waa Makka di ko woowee Zayd ibn Muhammad bàyyi Zayd ibn Haarisa di ko woowee Zayd ibn Muhammad moom waa Makkatal Mukarram bàyyam xool rasulullah ne ko yow day mbaax bu sama doom wax gis naa lu ko raw bàyyam ne Zayd kon maa ngi àgg dëkk ba su ma demee dinaa wax sa yaay mu seet si la soo amee ñëpp ñëwal seet si ko mbokk yi nii la diggante ba dem si ndax Zayd ibn Haarisa du ànd ak ay waajuram dem mais mbaaxu rasulullah Zayd nekkee Makkatal Mukarram yàlla yónni Seydina Muhammad moo ñëw nekk 3e position moom Zayd ibn Haarisa ñu nekkee noonu yonent bi jël benn sœuram cousine am la xool leen mbaaxu rasulullah xoolatu ko bëtu kii jaam la mës a doon dafa jël jigéen joo xam ni mi ngi bokk ci giir Quraysh te mooy Zeynab bintu Jahsin Barra mi ko jur ak Abdullahi mi jur Seydina Muhammad te bokk ndey ak baay Abdullahi juróom la bokkal ndey ak baay te mooy Umaymata di Barrata di Bayda di Atika di Arwa juróom yi ak Abdullahi mi jur Seydina Muhammad te bokk ndey ak baay waaye boo déggee ñu ni Safiyatu bàjjan la Safiyatu bàjjanu ñool Màkka la waaye bàyyi la bokk ak Abdullahi Barra moomu moo jur Zeynab bintu Jahshin moom ma ngay xool kii mës naa nekk jaam réew ma am na ñoo xam ne dañuy làkk ne duñu sëy diw kii ne duma sëy kii kii ne duma sëy kii Zayd ibn Haarisa njool Màkka ne ko dama la koy may Zeynab bañ nabi waxaat Zeynab ne duma sëy ak moom yàlla ni rasulullahi yonent bi yàlla kat bu waxee ak yonentam kenn warutee ci teg baat Zayd ibn Haarisa comme dafa bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg borom bi subhanahu wa taala di jullit mu d'accord ñu may ko Zayd ibn Haarisa waaye bañ ko mayee xam nga jigéen moom bu la xasee xeeb rek xeeb na Aziz xam nga loolu problème la de yow ki nga taxaw ci kanamu Makkatal Mukarram ni leen sama dooma sa doom jooju di Zayd ibn Haarisa nga jël sa cousine may ko te mooy Zeynab bintu Jahsin mu nekk ak moom nga dem ba mu yàlla ci boppam ni la sëy bi day tas te bu tasee yaa koy takk àdduna bi bëgg a wàcc ci kaw rasulullah parce que googu dana gis nga àddina boo ciy dox naan su ma defee léegi nit ñi coow ma te yow la ngay def dëgg la ci lu baax nga ne looy xalaat ñu ne nii yaa ngi ci njub yaa ngi ci njub yaa ngi ci lu baax yaa ngi ci lu yiw lu tax nga naan su ma defee lii nit ñi coow ma te yow yaa ngi ci njub
waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam àdduna bi bëgg a wàcc ci kawam sallallahu alayhi wa sallam ndax Seydina Muhammad nee na xale bi rasulullah yaa koy takk àdduna bi bëgg a wàcc ci kaw rasulullah mbokk yi sëy ba tas njool Màkka takk Zeynab bintu Jaxsin waa Màkka ak Midine yëpp maanaam yahudi yi ak ñu bon ñi àndandoo grand place boo toog rek comme li xew ci àdduna léegi xew ci réew mi grand place boo toog yéen dégg ngeen li xew ci diwa yéen day Muhammad ibn Abdullahi moom kat nee na yonentu la waaye yéen dégg ngeen jabaru doomam dala takk te booba wax naa la léegi fils adoptif arab da ko fonk mooy atabanni doom joo xam ne da nga ko doomoo arab da koo fonkoon soo deewee sa dalay doon lu njëkk l'islam di ñëw ñoom ñëpp nu àndandoo dégg ngeen li Muhammad ibn Abdullahi def jabaru doom la takk jabaru Zeyd ibn Muhammad la takk jabaru Zeyd ibn Muhammad la takk laay wàcc yàlla musul seetaan waaye moo ko daan tontu sallallahu alayhi wa sallam balla sa waaji wasalaam laay wàcc yàlla ne xam ngeen lu xewa kii ngeen di wax soxna si doomam la takk du doomam kii du bàyyi kenn ci seen góor yi te lii mu def ci sama ndigal la man yàlla maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah keroog la naan Zeyd fompal sama deret suuf attanu ko bañ koy sànni xeer moom yonent bi alayhi salatu wasalaam waa Taayif boole ko ay xañike xale ki dof di ko yuuxoo di ko sànni xeer moo tax ku nekk ci àddina nga ni kenn du ma wax lu bon kenn du ma def lu bon kenn du ma sànni xeer kenn du ma complot yow ta nga ni yaa ngi ci àddina bëgg daraja ci àddina nga ni kenn du ma sànni xeer kenn du ma complot kenn du ma wax lu bon kenn du ma def lu bon amoo daraja amoo cër benn mag nee na ma doom sa daraja dëgg ak sa cër ni nga koy xamee ni say noon toll say boo nekkee ci àddina say noon di gën a yokk xamal ni sa daraja ci yàlla ba ngay gën a doole yónni mel yow doxal waaye nabi nekk na fa 1 mois di waxtaan ak moom aw ñoom di leen di maanaam di waxtaan ak ñoom pour ñu dimbali ko ci mission bi boobu Abu Taalib bàyyi ba dee na ñetti fan soxna sa xam ne génn àddina ñoom ñaar aka daan dimbali li ko màkk doon nëbbal ci nooneel nag ñu tàmbali koo feeñal wa ba'da sabbin wa tadlilin wa tasfihatin axfaw lahu kulla ma axfahu min idami keroog mi ngi ànd ak Zayd ibn Haarisa mii nu waxtaane dañ ko sànni moom yonent bi ba xeer di génn ca ba deret jay moomu fekk na ay xare yu bare waaye Zayd ibn Haarisa mi ngi dee xare bu ñuy wax xare Mu'tata ilimaan xare boobu nekkoon xare bu doy waar keroog la njool màkk ni drapeau bi nañ ko jox Zayd ibn Haarisa nañ ko jox Jaafar as-Saadiq keroog la Seydina Muhammad waxa ne bu Jaafar daanoo nañ ko jox Zayd ibn Haarisa keroog la Seydina Muhammad wax ni bu Zayd daanoo nañ ko jox Abdullahi ibn Rawaha allahu akbar dégg nga wax bi te Rasulullah kat si naaw nga ku mu ni bu daanoo kooku day daanu bu daanoo bu Jaafar daanoo nañ ko jox Zayd ibn Haarisa bu Zayd ibn Haarisa ñi nga xam ne bu coow amee ñu dellu ginnaaw bokkut ak ñi nga xam ne bu ñu songee seen waaye ñu daw bokkut ak ñi nga xam ne bu lislaam naray am gàcce na kenn du wax bis bu nekk ñu ngi wax lu ne lislaam bis bu ne ñu ngi yàq lu ne Rasulullah gi te kenn waxul wala ñuy wax bëri wuru waaye keroog saxaaba yi xool Usaamata di doomu Zayd 14 ans 15 ans njool màkk ne woo leen xale yi ko am 18 ans da ngay dem keroog la Usaama Zayd moo ko jur ma ngay ñu xam ci ne xoola dafa jël capp ñaari tànk yi dee yi yu mag yi la capp pour mën a njoolu njool màkk woo ko ne ko Usaama mën a goo dem waaye mu avant muy am 18 ans dem na xeexi ma Usaamata boobu Rasulullah mëntu ci dara waaye mu nekk jàmbaar yi fukki tëdd fekkee na xare mu tëdd moom doomu Zayd boobu ne bi sama baay daanoo xare ba jeex ma jël sama baay compté naa téeméeri jëm sama yaramu baay mu doon a dee Zayd moomu nag nekkoon jàmbaar yi fukki tëdd xoolal Zayd ibn Haarisa ni mu ñëwee ci lislaam ak Zayd ibn Haarisa fi mu mujjee ci lislaam nekkoon jàmbaar joo xam ni min manshi xalqihi sallallahu alayhi wa sallam ila muwarati jasadihi alkarim alxalqiyati walxuluqiya fa jazahu llahu anna xayra ma jaza bi cheikhan an talamizati wa jaddada lahu minka wal madada ila ma la nihaya la góor gi ni wa innahum xaraju min baadi kawnihim zujlan wa kaana shihabu diini za darami nee na wa innahum ni ki saaba yooyee ànd ak Moustapha mu tedd ma xaraju génn nañu leen min baadi kawnihim ginnaaw seen nekk ci zujlan ka racine 7 la jiim 3 la 7 plus 3 loo wax
7 plus 3. 10. Ah ramasser ma lam gi 30 la 10 plus 30. 40 personnes. l'islam dañu nekk 39 dina buy julli bi ñu nekkee 40e muy Sidna Omar ci la l'islam gi. Allah ku tudd Omar da ngeen fi. day doon jàmbaar. Amadou Sakho. moo génne l'islam kon Sidna kon Abdoul Aziz. yaakaar naa dañuy yem ci Omar. incha allah bu subaa incha allahu taala ñu jël Sidna Ousmane. jël Sidna Aliyu jël Talaata jël Sidna Aliyu jël Zubayru jël Saad ibn Abi Waqaas lañ koy dégg. moom lañ doon wax day xamul bëgg gi. moom mooy day jàlloor moom Saad.